asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania mais également jërëjëf ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen émission xeltu samedi bu jot tey jii ñu am beneen kàngam ci biir réew mi di ndaw waaye tamit am taxawaay bu mucc ayib boo xam ni ci présentation am da ngeen ko gis waaye ci biir émission bi tamit que da ngeen xam ni xale la ndaw la waaye koo xam ni tamit que mi ngi xàll yoon wi ngir ay moromam ak ndaw yu bari yoo xam ne tamit que war nañu topp ci ay tànkam loolu moo waral tax tey jii ñu ànd ak moom waaye balaa ñuy dem rek ñu def ko comme ni ñu ko daan defee waa régie Abdallahi Addahi nekk ak ñun ci fi nga xam ne mooy wàllu ingeste Fatimetou Mawlud ànd ak ñun ci wàllu son ak Naha Minta Ahmed coordinateur ki nga xam ne mooy Dahman ànd ak ñun réalisatrice Aminatou Mint Taqi ñu ànd ak équipe cadrage aussi war a dem ak waa régie ñu jox nu sunu portrait invité kan la ñu invité tey jii ci sunu 282e numéro xeltu dem del soit ci plateau bi. dañu leen ko digoon def nañu ko mu di seen émission bi nga xamante ni moom mooy émission xeltu génnati feneen ci beneen jaar-jaari ndaw li nga xamante ne ndaw lu am pastef la lool ndaw lu am taxawaay la fii ci biir réew Mauritanie mu ngi wuyu Zeynabou Guissé juddoo ci fukki fan ak juróom ci weeru août ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn fii ci biir Nouakchott di yëngu ci wàllum entrepreneuriat nekk ku ñu ràññee lool ci biir réew mi ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ci la nekk njiital société bi nga xamante ni moom la ñuy woowee Mauritania Presta Service nekkit responsable ci société bi nga xamante ni moom moo di Transcoli bu Mauritanie ci atum ñaari junni ak fukk ak ñaar mu nekk njiitu kuréel gi nga xamante ni ñoom lu ñuy woowee Club Vivi nekk fii ci biir réew Mauritanie nekkit ba tey réseau bi toppatoo wàllu xale yi fi nga xamante ni moom mooy commune bu Lixar doon ndaw lu am pastef lool doon ndaw lu am yëngu-yëngu lool rawatina ci li nga xamante ni moom mooy wàllum teraanga nga xam ni ca tuut tànkam la ñu ko xamee woon mu doon ànd ak yaayam ci jëf lu baax nekk ci peggu yaayam di yëngu ci li nga xamante ni moom mooy jëflante lu baax rawatina ak ñi nga xamante ni ay néew gi doole lañu doon ko nga xamante ni ku bëgg ndimbal la doon ko nga xamante ni ku bëgg def teranga la mu jële ko nag ci ndono li nga xamante ni moom mooy dem si yàlla gi nga xamante ni moom mooy yaayam ñëpp ràññee ko ci jëflante teranga rawatina ak ñi nga xamante ni seen doole jotul seen ginnaaw bi mu defee li nga xamante ni moom mooy njàngum tout tànkam fi nga xamante ni moom mooy école bi nga xamante ni moom mooy El Hadj Oumar ak diggu doomam tamit mu defee ko fi nga xamante ni moom mooy Joxoma Dia moom Zeynabou Guissé daal di dugg ci daara ji nga xamante ni moom mooy IETC ngir tàggatu fa ci la fa doon jànge ba am fa li ñuy woowee brevet de technicien ci wàllum comptabilité ak gestion doon ka nga xamante ni day yëngu ci lu bëri ci li nga xamante ni moom mooy biir réew mi rawatina nag li nga xamante ni dafa jëm ci wàllu li nga xamante ni moom mooy jàppale néew gi doole yi ñëpp nag xamee ko moom mi nga xamante ni moom mooy Zeynabou Guissé kaaraange ndaw ñi doon na li nga xamante ni moom moo ko itteel lool donc ku am yërmande ci li nga xamante ni moom mooy wàllu ndaw ñi bokk na ci yëngu-yëngoom li nga xamante ni moom mooy taxaw bépp ndaw la nga xamante ni tey jii amul wéeruwaay yëngu na ci li nga xamante ni moom mooy wàllu maraîchage ak yeneen yëngu-yëngu yi nga xamante ni moom ci boppam xam na ne jëmale na ko lool kanam ci suñu jonni yàlla tey jii ci li nga xamante ni moom mooy ay gëstu yu ñu def ci Zeynabou Guissé ñi nga xamante ni xam nañu ko nee nañu bëgg na lool dugal loxoom ci wàllu développement rawatina ak li nga xamante ni dafa bokk ci li nga xamante ni mbiru boppam moom mii tey jii ñu bëri jàpp nañu ne wala ñi nga xamante ni xam nañu ko jàpp nañu ne royukaay la ndax fi mu nekk nii tey jii am na ndaw yu bëri yi nga xamante ni dañu ko teg bët ba tax leen tey jii ñu jëmmal seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy wàllum entrepreneuriat loolu yëpp nag moom moo ko waral ndax dafa doon ndaw la nga xamante ni dafa jóg bëgg li nga xamante ni moom mooy autonomisation maanaam mënal boppam xamal boppam xam fu muy teg tànkam te daal dee teg bëtam fu sori kooku nag moom mooy Zeynabou Guissé nga xamante ni lépp lu ko soxal bokk na ci li nga xamante ni moom mooy yokkute réew mi ci wàllu koom-koom waaye it yokkute askan wi ci li nga xamante ni moom mooy wàllu leneen jëmale kanam Zeynabou Guissé moomu tey ji moom mooy ganu xeltu bi nga xamante ni moom moo fas yéene jàkkaarloo ak Babacar Nam ci seen émission bu mag bi nga xamante ni moom mooy émission xeltu.
jërëjëf soxna Léna Dieye comme j'ai l'habitude de le dire namoon naa la nag namoon naa vraiment portrait yi di la jaajëfal bu baax ci ànd bi nga ànd ak ñun saa su nekk muy originalité bi nga xam ne tamit que jëm na ci wàllu émission xeltu soxna Zeynabou dégg nga sa présentation dégg nga fi nga xam ni fa la Léna jaar ak yow sa tout tànk fi nga juddoo ba fi nga egsi tey jii ngay ndaw comme ni ma koy waxee ci sa présentation defe naa ni présentation matal na lépp. alors tey jii ban yëg-yëg nga am soo déggee li nga xam ni moom la Léna retracé ci sa dund. salaamaaleykum Babacar maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di leen jaajëfal vraiment affaire bi ça m'a touché parce que c'était une surprise mais yëg-yëg bi mu ci am fierté la parce que nga toog ba ñuy jël sa portrait di ko teg donc am na lu nga jot a def affaire bi. alors ngay ndaw comme ni mu ko waxee en général ndaw yu mel na yow ñu bëre suñu nekkul ci bureau. toog bureau climatisé naka fekk na sax xëy na salaire ba du demee noonu waaye nanuy wax rek ni ñoo ngay xëy bureau di wàcc bureau ñoom pour ñoom amuñu fierté c'est-à-dire que pour ñoom yëguñu seen bopp. tey jii yow nga dem nga jàngi am nekk koo xam da nga jàng am sa diplôme en gestion ak comptabilité mënoon dugg ci yenn tentation yi xëy na sax du ñàkk def nga ko waaye à un moment donné da nga def virage. ni man daal pourquoi pas ma demal sama bopp nga soobu ci mbir moomu idée boobu nan la ñëwee ci yow wala dafa am koo xam ne daf la ko dénk déy la ko wala yow da nga toog ba sa bopp rek nga ni man mii mën naa demal sama bopp sans autant que may topp di xaar état ak di xaar yeneen ak yeneen. waaw sa question sa laaj bi dina ma neex ma tontu ci parce que déjà li may wax tout le temps man du ma xaar ba ñu defal man je veux tout le temps. dem ba ci biir nit ñi fekk ma ci ku may jàppale ma ku may kii mais entrepreneuriat dama gis ni jamono bi ñu toll ñëpp mënuñu nekk ci ay bureau ñëpp mënuñu nekk ay employé donc il faut que nit ki gëm boppam jéem a teg li nga xamante ni dina ko jàppale waale ñeneen ñi nga xamante ni ils sont dans la voie man ci idéologie boobu lay demee. voilà nga demee ci idéologie boobu tey jii nga nekk nekk ci entrepreneuriat nekk entrepreneuse nekk xaleel ban difficulté nga ciy rencontrer est-ce que c'est pas difficile wala yow sa wàllu bopp sax des fois doo toog nga xam ni wax ni lii c'est un peu tôt parce que en général ñu mel na yow suñ koy wàññi ñoo xam dañuy demal seen yoonu bopp lu raar la. bon ni ñu koy waxee rek lu nar a sotti faaw mu metti donc ñun ñi nga xamante ni ay ndaw lañu waruñu xaar dañu war a dem ci biir soobu pour mun a réaliser li nga xamante ni ëllëg dinañ ci bu ñu taxawee dinañ xam ne ñun ñi ndaw ñi xaaruñu kenn ñoom ñoo demal seen bopp. donc loolu mooy objectif bi parce que ñun ñëpp bu ñu toogee croiser les bras di xaar ay bureau ay yenn place yi dafay metti donc il faut que ñun en tant que jeune ku nekk am na foo mën a jàpp bi nga fi nga xamante ni mën na la yóbbu ci kanam yóbbaale ñeneen ñi nga xamante ni dañuy ànd ak yow parce que boo demee ba léegi sa structure gën a structuré wu gën a mag donc tu es obligé d'employer des gens donc benn instant day nekk benn ouverture pour d'autres personnes affaire bi loolu. alors ngeen door ko wala nga door sax liggéey boobule très jeune. ndax man bokk naa ci ñi la jëkk gunge ci média ma gis seen taxawaay ngeen nekk ay xaleel mais am benn pas-pas di dem ci wàllu social ma gis ni ñii kat soo leen téye wala nga teg leen loxo daanu mën a dem fu sore et loolu je me suis pas trompé mais ci loolu si ngeen créé li nga xam ni moom mooy Club Vivi. Club Vivi pourquoi Club Vivi alors que am na yeneen loo xam ne xëy na mënoon ngeen ko dippee seen kii mais vous avez préféré peut-être que jéggaani dem Sénégal tuddee ki nga xam ne mooy Viviane Ndour seen association ngeen tuddee que Club Vivi pourquoi Club Vivi. bon Club Vivi question boobu dafay répété wu tout le temps donc su ma koy tontu sax parfois dama ciy sawar parce que question bu ngay recevoir chaque fois boo ciy tontu da nga ciy sawar parce que daa xam nu nga koy tontoo donc Club Vivi liñ ci wax mooy on est
comme ni nga ko waxee rek mënoon nañ des ci xool beneen tour mais ce sont des familles ñi nga xamante ni peut-être Viviane da leen neex dañ ko bëgg ñoo toog rek regroupé wu ni ah pourquoi duñu créer association bi nga xamante ni on œuvre bénévolement après noonu la tour bi ñëwee après mu dem ba tey ngeen sowu ci ba tey ñu ngi nii ci suñ 10e année donc mën nañu wax ni nekkal nañu ouverture aussi 10 ans d'existence, ça veut dire que vous avez réalisé quelque chose parce que ça m'étonnerait que ñu ni ma 10 ans d'existence 10 ans yoo xam defu leen ci dara tey jii ci club Vivi boobu lan ngeen fi def ci 10 ans loo xam ni lu concret la certainement la semaine passée la semaine du 21 yéen a ngi woon ci organisation bi nga xam ne si ngeen doon def seen empreinte di marquer seen 10 ans d'existence lan ngeen fi def loo xam ni tey jii nit ci mën nañ ci teg loxo parce que su fekkee ni club Vivi tamit am na ñu koy dégg ñi xëy na am na mais ñi ko war a dégg xëy na fa mu war a egg xëy na eggu fa lan ngeen def lu xam ni lu visible la. bon sànq si sa wax nga ni jot nga yow tu es parmi les ñi njëkk yóbbu ci média effectivement parce que suñu première activité bi ñu médiatiser yow yaa ko ñëw jël. Donc foofu c'était un avant-goût bi nga xamante ni jot nañ ci xam une parmi les activités du club Vivi. Club Vivi mooy tani mi ngi liggéey ci plusieurs domaines mais dañu am benn activité bi nga xamante ni suñu activité phare la. koor gu nekk dañuy def. Caravane de la solidarité bi nga xamante ni dañ ciy joxe ay ndogu dañ ciy joxe ay kitu vivre ay ça dépend chaque année dafa am nuñ koy defee année yi mujj yi ci hôpitaux yi la ñuy dem jàppale déew di doole yi ñi nga xamante ni accompagnant yi parce que dañuy ñëw nekk foofu te duñu am jot di dem di préparer wu pour ndogu alors que ndogu il faut ci concept boobu la ñu demee aussi hôpitaux yi di joxe ndogu yi en plus de ça année scolaire dañuy joxe ay fourniture scolaire élèves yi dañuy def ay activités yi nga xamante ne ay dons de sang ay sensibilisation mën naa aussi 10 ans yi jot nañu am ouverture bi nga xamante ni def nañ ci ay activités yu bëri am nañ ci tamit ay retours yu bëri. alors dans tout ça ki nga xam ni moom ngeen ko dippee muy Viviane Ndour ngeen dippee que seen club boobu lan mooy représentativité am tey jii ci club Vivi lan la ci taxaw loo xam ne tamit tey jii nit ñi ngi xam ne ñoo lay seetaan tey jii daan ci mën teg seen loxo. parce que ku mel na Viviane ngeen tuddee ko mbir war na aussi moom tamit ci wàllu boppam dugal ci loxoom bu baax a baax lan la ci def loo xam ni. ëmp na Babacar Naam ëmp na ku mel na Babacar Naam toog ci këram tey jii di seetaan Zeyna Guissé pour mën a xam exactement lan la ci Viviane def. bon Viviane jotagu ci def comme il faut mais ci 10 ans yi wane na boppam. jotagu ci def ci 10 ans. 10 ans ñi tuddee la ay mbir te def ngeen fi ay caravane déplacé wu ngeen fi plusieurs fois ay anniversaire am gis nañ ko ci télévision yi. ngeen def sacrifice boobu yëpp est-ce que loolu aussi tamit que nga jéggal ma ci ni ma koy waxee c'est pas ridicule tey jii su fekkee ni tey jii da ngeen jël nit ki am cofeel ci moom dëgg ko seen bopp ba pare moom ci au retour 10 ans d'existence amul leen loo xam ne taxawu na leen ci. bon xam nga Babacar nit. booy def doo ñun ou bien ñun bu ñuy def séntuwuñu ci moom dara parce que. d'accord séntuwu leen ci moom dara mais quand même ay loxo kajoor day weesolo. waaw effectivement parce que moom peut-être bëgg na def mais peut-être le moment n'est pas encore opportun. parce que 10 ans d'existence Zeyna. ah là ça devient autre chose parce que man je peux pas être à sa place fii. mais xam naa ni quand même elle nous soutient moralement même si suñu anniversaire bi am na lu mu jot a def donc loolu geste bu rëy la si ñun. mooy lan loxoom ñëw na elle nous a accompagnés durant tout l'événement daf ñuy woo di ñuy nemmeeku di xool si fu ñu toll et tout
donc déjà loolu ça se mais voit mais est-ce que tey jii parce que c'est une question boo xam ni ñu bëri dañ koy poser ah parce que mënu leen tey jii nekk organisation bu mel noonu man topp naa leen ndaxte à chaque fois que moom moo organiser dara au Sénégal vous vous déplacez ngeen dem accompagner que def li ngeen war a def mais tey ji ku mel na maanaam Viviane tey ji su fekkoon ni tey ji mën na leen gunge ci nu mu leen ko waroon mën defal tey ji mënoon na leen xëy ni organiser tey fi benn soirée gratuite jox leen ko appuyer leen pour ngeen mën a am un fond de roulement bu leen mën a permettre ngeen taxaw parce que ñëpp xam nañu ni ndimbal daf ci am solo Viviane du n'importe qui c'est une star planétaire donc yéen a deful démarche boobu wala mbir mi fan la bloqué wu. bon ñu ngi ci instant bi sax ñu ngi ci discuter xam naa ni bu ñoree rek dinañ ko gën a yaatal mais ñu ngi ciy discuter instant. voilà yéen a ngi def seen anniversaire naka semaine bi semaine bële ci kaw muy seen 10 ans ngeen defoon ko musée national alors est-ce que mën nga dellu ci un tout petit peu ci lan moo leen motiver ba ngeen def li nga xam ne moom mooy ngeen marqué 10 ans yi ak lan ngeen ci jot a exposé loo xam ni ñi ñëwul woon tamit que mën nañ ci teg seen bët. waaw li ñu gën a motiver pour ñu def 10 ans yi c'était pour montrer au public que ni am na lu ñu jot a def comme ni nga ko waxee am na ñi nga xam ne dañuy dégg Club Vivi mais xamuñu lan la Club Vivi jot a def dañ leen bëggoon wan ñun li ñu jot a def ci 10 ans yi exposé nañu wan nañu activités yi ñu jot a def yëpp et dafa am lu ñu war a def lancement yeneen 10 ans yi parce que lii c'était juste un avant-goût 10 ans passés yi dañ doon jàng rek mais 10 ans yi di ñëw déjà da ngeen bëgg tëri non lu raw tëri la ñu nar a def parce que déjà on est en train de démarcher certains partenaires comme Macesa Mi France Balades compagnie benn kii la label bu nekk Dakar dañuy def benn kii mu ngi sax dañuy appuyer les malades victimes d'AVC c'est un projet on est partenaire dedans war nañ fi ñëw sax équipe boobu yëpp war na fi ñëw ñu gën a yaatal pour les malades victimes d'AVC am nañ tamit benn laboratoire bu tudd Dafra Pharma bi nga xamante ni commencé nañ jàppale ci koor gi sax ak ci yeneen activités sanitaires yu ñu def nar a def yëpp ce seront des partenaires donc déjà 10 ans bi di ñëw beneen tournure la nar a jël donc sànq yaa ngi junj di wax ni ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu seen activité lu ci ëpp da ngeen koy def ci wàllu koor gi ramadan bi ngeen di joxe ay kit alimentaire di dimbale néew gi doole yi di def lépp ngir mën a fexe ba jàppale ñi ren wala depuis daaw yéen a ngi accentué wu di ko def ci hôpitaux yi ngir mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk foofule alors ci loolu ngeen xam ni réaliser ngeen ko ci temps boobu nga xam ni dund ngeen ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ngeen di dimbali ci wàllu woowu ban yëg-yëg ngeen ci am est-ce que des fois du ngeen toog ba si ak saar nii on a fait 10 ans mine de rien mais 10 ans yooyu fi nu waroon egg nu fa wala yéen da ngeen jàpp ni ci 10 ans yi nga xam ni jàll ngeen ci egg ngeen fi ngeen waroon egg. non comme ni ma la ko waxee rek 10 ans jot nañ def 10 ans mais li ñu def ci 10 ans yi nee nañ la c'était juste dañ doon defantu mais def bi dëgg mi ngi ñëw parce que déjà fi ñu ba war a eggaguñu fa fi ñu war a laalaguñu fa dañ doon ay expérience la quand même 10 ans bi am nañ ci expérience yu bëri parce que jot nañu dem ay place yi nga xamante ni gis nañ fa li fa nekk donc jot nañu xam réalité yu bëri yu nekk fii donc def nañ ci tamit sañu liñ ci mën mais fas yéene nañu incha allah def lu raw loolu. mais yéen a ngi yëngatu parce que su ngeen defee association yoo xam dafay yëngatu ci wàllu social ngeen dem ci pendant 10 ans ça veut dire que war ngeen am ay accompagnement ma xam ñoo xam ne dañ leen di jàppale. alors ci ñooñu nga xam ne ñoo ngi leen di gunge di leen jàppale ci mbir mi est-ce que tey jii mën nga ci dellu si tuuti nga cité leen fekkee ne am na. waaw je peux dire 90% ñun ñoo koy defal sañ bopp. donc y a certaines bonnes volontés yi tamit dañuy jàppale mairie Lixar
bokk na ci partenaires yi ñuy jàppale jot nañu am une fois avec la communauté urbaine de Nouakchott temps Mati jot nañu am certains partenaires les kii genre waa Matel musuñu ñu jàppale Unitel aussi mais foofu la ñuy am jot. foofu ngeen yem alors et dans tout ça l'État mi nga xam ni seen ministère mi nga xam ni mooy seen ministère tutelle est-ce que mas na taxaw ci seen wet wala est-ce que sax si yéen seen wàllu bopp mas ngeen def ay démarches pour jógee nguur gi parce que am na ay brèche yoo xam ni dañ koy ubbi pour association yu mel ne yéen ay ndaw yu mel ne yéen pour ñu mën leen jàppale surtout avec la nouvelle politique du gouvernement bi nga xam ne ñoom ñoo ko lancé du samay kàddu ñoom ñoo ko wax alors fan ngeen ci toll est-ce que mas nañ leen jàppale wala est-ce que yéen a ngi def démarche wala lan moo tax defu leen ko su fekkee defu leen ko. Bon démarche li ñuy def ci démarche c'est énorme lu ñu dégg dañ ciy déposer dañuy kii mais bon xam naa ni peut-être on n'a pas eu cette opportunité pour l'instant mais peut-être avec le temps mais côté mairie Lixar tout ce qu'ils font ils nous appellent en tant que société civile. Vous n'avez jamais fait des démarches yu jëm ci wàllu ministère bi nga xam ni mooy ministère des affaires sociales bi nga xam ni. si parfois on dépose mais bon. Voilà. Affaire yi peut-être jotagul. wala da ngeen amul loxo bu gudd. bon peut-être loolu la aussi. wala yéen a jaarul fi ngeen war a jaar. peut-être mais quand même ñoo ngi déposer quand même ay projets ay kii yëpp. est-ce que mas ngeen tenté une fois wut audience ak votre ministère de tutelle. muy ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille. non musuñu tenté audience. est-ce que du kon manque de professionnalisme maanaam structuré aussi seen association mu nekk club Vivi ci tur kese mais amu leen benn structure am na président dëgg la am na xëy na trésorier mais amul lu jëm ci wàllu administration boo xam ni mën na leen parce que aussi tamit que soo gisee association yu réussir yëpp nekk au niveau international c'est parce que c'est structuré est-ce que du loolu moo leen bloqué aussi. Manque d'expérience boobu. Je ne pense pas parce que structuration nous on est structuré lépp lu ñuy def c'est bien fait donc peut-être que tamit comme ni nga ko waxee on n'a pas touché là où toucher. donc peut-être loolu tamit am na ci mais ñu ngi fu ñu dégg ñoo ngi dem. alors ñoo ngi def ay formation ñoo ngi def ay kii fu ñu invité ñu ñëw mais bon peut-être. fi nga war a laalagoo fa est-ce que tey jii ci seen association boobu am ngeen récépissé. waaw depuis 2013. depuis 2013. yéen a ngi seen récépissé. mais récépissé bi ci 3 li ngeen ko def. parce que récépissé yi ci 3 li ngeen ko def. parce que récépissé ku am récépissé war nga ci mën liggéey lu bari. non ñoo ci déposé récépissé bi nee naa la ñu ngi déposé ñu ngi dugal ñu ngi def ay projets yu pertinents sax. mais peut-être dafa jotagul. bis bu jotee dinañ ko exposer. voilà Zeyna ñu dellu si waat tuuti ci sa dund yow ci sa jaar-jaar parce que c'est important parce que ñi la xamul parce que xëy na invité nañ la plusieurs fois à la télévision mais xëy na tey dafa am beneen facette boo xam dañ fay dugg muy sa jaar-jaar gis nañu lii ci portrait bi nga xam ni soxna Léna def na ko mu nuy wax jaar-jaar bi nga xam ni jaar nga fa au départ métti woon na lool mais. nga jàpp ni doo bàyyi alors dugg nga ci lu jëm ci wàllu maraîchage dugg nga ci yenn activité yoo xam ne dugg nga ci dem nga ba ubbil sa bopp li nga xam ne mooy Transcoli di benn entreprise boo xam ni dafay yóbbu lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu marchandise moo xam Sénégal la moo xam Mali la moo xam au-delà de foofu alors est-ce que mën nga ma dellu sul tuuti loo doon la ci sa waajur wala xale bu sopp nga rek nga jóg taxaw ni fu mu toll fii nii doot comme ni ko xale yu bari di defee rek ni dama bëgg demal sama bopp samp ci yenn mbir yi jaar yooyu ngay jaar lan lay def ci yow des fois sooy toog yow kese sa diggante ak sa borom di xalaat. bon laal nga ma de parce que je peux dire que sama yaay jàmbaar la woon yal na ko yàlla yërëm. amiin incha allah dama ko doon gis moo nekkoon yaay moo nekkoon papa
donc mu sonnoon loolu ci ñun donc loolu may ma man courage boobu je peux dire parce que le fait que may xëy suba di dem di daf may yokk courage parce que le fait nga xëy dem dugg fii génn fii déjà ouverture bi nga siy am rek connaissance yi nga siy am rek da lay yóbbu fu sore et puis dama sob tamit dama bëgg di def ay challenge quoi et puis challenge bu ma kii bëgg naa egg ba foofu ba laal ko ba xam ni man lii mën naa ko nitu défi nga quoi waaw voilà défi bu ma teg yaakaar naa ni tant que egguma fa du ma ko bàyyi incha allah et puis loolu je pense que benn force la bi nga xamante ni ça peut aider la personne à aller de l'avant donc alors perspective tey jii Zeyna Guissé lan la taxawal nga say entreprise bopp comme ni ma ko cité léegi Transcoli tey jii yéen a ngi ci club Vivi am na yeneen mbir yoo xam ne yaa ngi koy taxawal lu jëm ci wàllu xëy na commerce wala yeneen ak yeneen alors fan nga teg sa bët tey jii foo xam ni bëgg nga fa egg xëy na yaa ngi dox def sa kéemtulaay kàttan en tant que ndaw pour mën a egg foofule mais am na foo bëgg egg foo xam ni tey jii rêve xale la nga bëgg réaliser mu doon loo xam ni loo confirmé la waa bon comme ni nga ko waxee société Transcoli bu ñu monté bi c'est avec un partenaire Thierno Athie que je salue de passage on l'a monté il y a 2 ans presque ñu ngi yóbbu colis dans la sous-région presque Turquie Dubaï Chine États-Unis yooyu yëpp day ñëw donc c'est aussi une autre ouverture bi nga xamante ni ça me permet aussi d'agrandir les carnets d'adresses et tout am na beneen structure comme ni nga ko waxee Mauritania Presta Service société de nettoyage c'est de l'entrepreneuriat quoi donc dañuy def nettoyage dañuy def événementiel dañuy def ay kii yu bëri mais xam nga rek dama sopp je touche à tout et puis voilà. je veux tout le temps innover wane lu bees loolu mooy sama challenge. loolu mooy sa challenge mais est-ce que ci Transcoli boobu parce que bëgg naa ñu taxaw ci parce que réew yi nga tudd yi réew yu mag la donc su ngeen demee ba am tey ji loxo ci réew yooyu ça veut dire que ni donc mi ngi bouger tuuti mais est-ce que yéen a ngi xalaat pour que gën a revaloriser maanaam taxawaay que professionnalisme bi tamit gën a pousser de telle sorte que seen partenaires yi ngeen di am ëllëg mu doon partenaires yoo xam ni seen ay bagages suñ ko soxloo à temps day egsi du am benn tardement parce que par exemple je donne un exemple kii def commerce su fekkee ni dafa bëgg tey ji ay matériel am di ñëw ci période commande am su fekkee ni yéex na mën na ko indil ay jafe-jafe est-ce que ci wàllu boobu tamit que yéen a ngi ci def ay atelier def ci ay formation wala toog ci di si xalaat pour que mu doon loo xam ne tamit datul nekk tout simplement que Zeyna Guissé bi woyofal boppam rek jàpp ne affaire bi lu yomb la mais dafa war a nekk loo xam ne lu professionnel la. dafa professionnel sax parce que ñun sañu yitte yëpp mooy que ni client bi ci boppam am jot bagage am à temps mooy sañu yitte parfois nag dina am ay léger retard ak yooyu noonu mais loolu day fekk day am ay problèmes techniques et tout donc loolu même société yu gën a mag Transcoli ñu ngi am ci les mêmes problèmes donc mën nañu wax ni on est professionnel d'une part et puis ñuy jéem que tamit gën a nekk professionnel parce que affaire bi début bi ci ngay gën a jàngat tout le temps lii yëpp ay jàngat la donc da ngay à la fin ngay xam exactement ce que chaque jour soo yeewoo da ngay am cas bu bees donc tu es obligé de faire avec affaire bi loolu la. Zeyna Guissé jeune nga xale nga soo gisee tey jii ndaw yu bare yoo xam ni say âge la ñu am wala ñoo xam ni ñoo la mag sax waaye ni yàcc ni yasar parce que dafay am tey jii ci jeunesse su mauritanienne
jeunesse africaine sax laay wax plus particulièrement mauritanienne ñu gis ni xale yi léegi lépp du ñuy toog pour ñu fekk si leen parce que ñun bi ñu nekkee ndaw gën ko nekk daan am taxawaay boo xam ni dañ ko daan taxaw toujours yaa ngi jóg di dugg ci lenn di génn ci lenn di lijjanti lenn mais ndaw tey jii lépp dafa doon bëgg mu fekk si leen alors tey jii ban message ngay lancé en tant que ndaw ci sa ay morom yoo xam ne tey jii ñoo ngi jàng ba pare mais lañuy xaar mooy ñu recruter leen dans un service gouvernemental wala am yenn mbir yoo xam ne comme ni mu ko waxee sànq bureau climatisé alors que fekk na seen xam-xam ak seen xalaat mënoon na leen yóbbu fu sore loo xam ne mooy raw sax li nga xam ni moom mooy li leen di fay par weer. man loolu sama combat la sax parce que je me dis que ndaw waru toog di xaar parce que boo xaaree rek dina am doo gaaw egg fi nga jëm. par contre nit ki dafa war a demal boppam d'abord. xëy génn dem xool loo mënti am nga def ko. mais au finish di nga am benn instant bi nga xamante ni daa egg fi nga jëm ou bien soit di nga fekk ku la jël si nga ànd ak moom ci yoon bi soit nga de toutes les façons di nga am résultat mais boo toogee rek di xaar kenn xamul kañ la résultat bi di ñëw parce que te jeunesse bi léegi presque 90% jeunes yi ñuy toog di xaar liggéey alors que c'est pas le cas dañoo nekk ci période bu difficile ñëppay wut kii donc boo xëyulee di dem di wutal sa bopp c'est pas facile de combler tout. mais est-ce que ci beneen fànn aussi parce que xale yi des fois dëgg la on les reproche souvent que ni war nañu yëngatu war nañu def ay efforts mais des fois da ngay gis aussi tamit que sur le plan formation dafay manquer gis nañu xale yu bëri yoo xam ne duñu am ay qualification ba tax na loolu bokk na ci li leen di indil ay jafe-jafe tey jii soo doon lancer un message à l'État mi nga xam ne ñoom ñoo yore li ni mel parce que ñoom ñoo war a am taxawaay boo xam ne war nañ ko taxaw pour jàppale ndaw ñi pour ñu mën a am formation parce que xale bu amul formation mënul def lenn ku jàngul amoo benn xam-xam amoo benn qualification lan nga mën def ci àdduna alors ban message tey jii nga mën a lancer tey jii à nos autorités yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan pour une bonne politique d'accompagnement surtout la jeunesse. Bon message bi may lancer mooy que ni nañu ubbi ay centre de formation dans chaque quartier d'abord loolu dina tax xale yi duñu déplacé wu ñëpp dem ci benn place du saturé et tout gars yi dañu mën a dem formé wu suñu formé woo dinañ mën a am lu ñu mën a liggéey. Je pense que suñu ubbee ay centre de formation qualifiante dans chaque quartier affaire bi dina résoudre ay problème quand même. Alors présidente ñu ñëw ci beneen fànn boo xam ni daf ma bëggal lool su ma la amee chance tey jii invité la ci plateau bi il faut que ma laal loolu le mooy tey jii la violence bi nga xam ni moom la ñuy remarqué faite aux jeunes filles ay xalel yoo xam ni dañ leen di agressé dañ leen di violé dañ leen di torturer dañ leen di buntu xataal et j'ai tendance à dire que ni la Mauritanie a ratifié pratiquement lépp loo xam ni maanaam convention la loi la mais application bi toujours day des gis nañu ni tey jii dans surtout certains quartiers périphériques da ngay gis ay xale yoo xam ni suñ leen nettali seen histoire wala di wax la seen fi ñuy jaar ak fi ñuy dund ak ni leen kii nu ñuy dundee maanaam agression yooyu ak violence boobu ak viol yooyu dafay nekk loo xam ni lu doy waar la est-ce que entre guillemets Zeyna Guissé ci malgré que ni yaa ngi def yenn efforts yi mais est-ce que xalaatoo en tant que ndaw nga nekk une porteuse de voix pour mën a xeex wala pour mën a tamit que di dugg ci cadre boobu ci domaine boobu pour mën a fekk ci secourir ces jeunes filles là yoo xam ni dañuy am ay jafe-jafe xëy na ndaw bu mel na yow soo ñëwee du waxtaan ak ñoom daan lu mën a dégg. Bon question bi nga laal foofu c'est très intéressant parce que dañoo toll ci jamono bi nga xamante ni violence ci biir kër yi sax day am. Donc déjà le fait que ñuy waxtaan ak xale yi di leen di conscientiser di wax ak ñoom di leen di wax nañu revenir vers les parents di expliquer tout ce qui se passe c'est que parents yi parfois tamit dañuy
def benn barrière bi nga xamante ne xale bi même boo ko violenté du ñeme ñëwaat ci yow expliquer la. voilà parce que souvent da ngay am sa doom ñu koy def dara. waaw mu ñëw ni la yaay man diw def may def nii. nga ni que bàyyil noppil waxoo dëgg. donc bàyyil li ngay nekk li bu ko waxati. waaw alors déjà muy catastrophe. frein bi ñëw na. voilà su ko defee xale bi da nga koy def mu toog ni teg. dootul ñëw ci yow. ouais. donc déjà parents yi ci boppam ñoo war a approcher seen doom yi ci côté boobu d'abord di leen di ñaxtu di leen di wax képp ku leen wax benn kii tu reviens vers moi nga wax ma ko. de là-bas yow daa mën a xam nooy encadrer mais parents yi ci boppam. nëppal bi quoi nëppal bi. ils ont failli à l'éducation. Donc déjà ils n'ont plus le temps ku nekk mi ngi daw kenn amul jotu doomam donc. voilà justement est-ce que loolu tey jii du tey jii lu yàq suñu société bi parce que tey jii amul benn waajur bu am loxoom ci ay njabootam amul soo jëlee 100% 99,99% yi amul benn waajur bu amati tey jii maîtrise ci loxoom ci njabootam. Et là je pense que ni loolu mën nga ma ko nangul tey jii papa ji day xëy suba liggéey waajur bu jigéen bi day xëy suba liggéey donc ku nekk yaa ngi daw di wuti dara soo waxee ñu la dëkk bi metti na dund bi metti na mais amatoo temps wu toppatoo sa doom xale bi sax su wàccee école su dellu see ci biir kër gi la mu fa fekk mooy jànq bi nga xam ni moom mooy togg añ. waaw le sujet boobu man tout le temps je discute avec des gens sur ça déjà foofu parents yi wàcc nañ seen liggéey parce que avant ñun ñi même fekkee waajur yi dañuy liggéey yàlla kër gi dafa bëri nit tante yaa ngi fa nijaay yaa ngi fa maam yaa ngi fa ñëpp ñu ngi fa donc déjà éducation bi day des mais léegi parents yi rek ñoo nekk seen kër ak seen doom. est-ce que du parce que souvent yéen jigéen ñi da ngeen koy wax parce que suñu waxee ñu nii mënatu leen nu yor seen dara matul donc il faut que ñu dem wuti liggéey est-ce que loolu c'est une raison aussi ba mën a sacrifier l'éducation de tes enfants. Non, l'éducation des enfants quand même dañoo toll jamono bi nga xamante ni métti boo xamante ni papa rek mënatul gérer yëpp mais tamit le fait que yaay tamit dem xale yi nekk ci kër gi man je trouve ça un peu kii parce que moo indi lii yëpp. problème yi yëpp moo ko indi et surtout tey jii la nouvelle technologie tey jii bi nga xam ne laa wax téléphone xale da nga koy gis mu def ci loo xam ni man yàlla xam na ni mes enfants dañuy am ay téléphones yi doon koy utiliser d'une façon boo xam ni man fu ñuy dugg man xaw ma ko. non nouvelle technologie bi tamit dafa ñëw pervertir xale yi torop parce que dafa ñëw wan leen leneen li nga xamante ni mag yi xamuñu ko. Zeyna gisee balaa muy am mbégte am contenté mu jënd téléphone bu cher bu gën a cher téléphone am jox ko doomam. non man je suis contre ça xale tant que amoo yenn âge yi waruñu la jox téléphone et puis même téléphone bi buñ la ko joxee dañ ko war a rallier ak téléphone rallier ak sa téléphone lu ci nekk ñu xam ko comme ça lépp lu ci nekk yow nga xam ko mais nga xale bi dana ragal bàyyi ko muy def lu ko neex un jour nga ñëw gis li nga xamante ni yow da lay jaaxal da lay choqué et puis ay parents yu bëri ñu ngi koy wax donc da nga koy jox pour mun a jot sa doom alors que yaa ngi koy jox pour gën ko yàq donc adduna bi léegi nit ñi xamatuñu lu ñuy def pour mun a maintenir seen doom yi comme il faut. mais lan mooy taxawaayu tey jii Zeyna Guissé ci wàll woowu nga xam ne laaj naa la ko mu jëm ci sa maanaam connaissance bi nga am xale nga comme ni mu la ko waxee sànq waaye am na fu sa loxo egg tey jii macha allah je touche du bois relation yi bare na est-ce que tey jii amul lenn lu ngeen war a mën a tey jii boole ko ci seen programme pour mën a fekki jàppale ñi nga xam ne tey jii ñoo am jafe-jafe yooyu ci wàllu difficulté yeeg agression yeeg violence yeeg ak viol yi. si maa ngi naroon ñëw si question boobu sax parce que dama doon kii tuuti rek. mais loolu lu ñu yitte la on est en train de voir ensemble comment travailler sur ce projet-là. Et puis même ci vacances yi sax ñi ngi xool benn projet bi nga xamante ne on va accompagner des enfants. Sensibiliser leen. jox leen ay yenn kii yi nga xamante ni dina leen jàppale ci lu bëri. donc bokk na ci projet yu ñu nar a lal ci vacances incha allah. alors Zeyna dégg naa nekkoon nga fi baykat.
mën nga ma dellu si lan moo tax lan moo la poussé nga nekk baykat. pas baykat au sens propre. non sama benn tante yal na yàlla yërëm te xaree ko moom tamit. moo amoon benn coopérative à Atar. donc man maa nekkoon kii am assistante am ak yooyu. donc jot naa jàng maraîchage jot naa jéem a laal foofu tuuti xam nga man dama sopp fu nekk laay dem. donc moo taxit am na ay expérience yi nga xamante ni demee après dama bu ma ko tegee dina sotti dina jàppale tamit ay nit. donc même dama bëgg a bricoler donc moo taxit je touche à tout te maa ngi si je vois que daf may jàppale man sax sama bopp. alors ñu ñëw ci li nga xam ni moom mooy wàllu développement parce que tey jii poñ la boo xam ne tey jii foo tourner moom la ñuy wax gis nañu ni ci wàllu développement boobu muy yokkute fexe ba am loo xam ne tamit que ñi daan ci mën a di yëg seen bopp ci lu bare mais du ñuy gis ni toujours à chaque fois aussi tamit que jeunesse bi ñoo ngi toujours au second plan alors ci wàllu développement tey jii lan ngeen taxawal wala lan ngeen bëgg taxawal loo xam ni daa ngeen mën a toucher ci yenn béréb yi wala yenn place yoo xam ni dafay metti lool ci ndaw ñi. waa développement boo ko waxee dafa am lu mu laaj donc pour mu mën a egg fi ñu ko bëgg a eggal. dafa am lu mu laaj donc te loolu base bi la. te ñu ngi ci ak équipe bi ñu ngi ci liggéey xam naa ni rek année yii di si topp. suñu invité waatee fii dinañ leen lalal suñu plan d'action bi yëpp. li ñu jot a def di ngeen ko gis li ñu fas yéene tamit yokk di ngeen ko gis parce que lu doy waar mi ngi ñëw. alors ñu am ci yaakaar bu baax que ni incha allah daa ngeen egg ci foofule ndaxte moom lu leen di souhaiter parce que ñun suñu gisee ndaw ñu mel na yéen vraiment ñu am pas-pas am taxawaay. dafa ñuy encourager lool te neex nu lool te je pense bien que ni comme ni ma koy waxee saa su nekk xeltu képp ku fi ñëw rek c'est parce que mérite moo la fi indi et ñu lay ci encourager yow ak sa équipe bi nga àndal alors Zeyna Guissé et politique. Politique je suis pas trop politique parce que damay on peut dire boo nekkee ci société civile tu fais de la politique autrement. parce que le fait ngay jàppale gaa néew di doole yi di kii c'est une partie de la politique parce que politiciens yi yooyu la ñuy def. donc mais man politique au vrai sens man je suis pas trop. mais est-ce que xam nga ci jamono ju toll nii ci àdduna bi ñu toll bi nii soo politiqueul doo dem fenn soo mel na Babacar Naam toog si sa benn roq rek ni politiqueuma gaa ñi dañ lay jéggi de. waa loolu am na mais man xam nga rek dama bëri ay principe te soo bëree ay principe yenn yi doo ci dugg parce que politique nga baal ma il faut être là tey suba la ba gannaaw alors que man dama am samay principe et puis bëgguma bâcler samay principe pour quelque chose bi nga xamante ni fii lay. mais est-ce que dana yomb ci li ngeen bëgg taxawal tey ji su fekkee ni fi nga bëgg egg bëgg nga fa egg jëm fu sore soo politiqueul daan fa mën a egg parce que tey jii ki nekk ci koñ bi sax nga xam ni kii sa dëkkaale la te mu mën a am foo xam ne mën na la fa jàppale soo ñëwee ci biir këram laaj ko lu muy jëkk xalaat mooy kii lan la ma mën a war a rendre ëllëg. bon li nga wax am na mais bon xam nga rek ku nekk ak say principe man politique vraiment depuis j'ai pas du tout aimé le truc. donc moo tax mais peut-être d'ici quelque temps ou bien d'ici je sais pas mais pour l'instant quand même j'ai mes principes. dugg ci politique mën na ma yàqal samay principes alors que man vraiment samay principes moo ma gënal lu nekk sur terre. alors tey jii noo dundee
maanaam doxalinu réew mi ak situation yi nga xam ni moom mu am actualité lu ñuy wax intellectuel nga xam naa ni ku topp actualité nga ñoo ngi ci jamono ju metti Covid 19 jénn na fi situation boo xam ni bu alarmante wàcce lu bare ci lu jëm ci wàllu économie réew mi du Mauritanie kese réew yëpp la guerre de l'Ukraine ak Russie indi fii ay surtout jafe-jafe yu metti dégg nga démb le président de l'Union africaine Macky Sall demoon Russie ndax lan ndax le céréale bi nga xam ni ci ñaari réew yooyu doon di xeex lu ci ëpp moom foofu la daan jógee te loolu dafa am lu bëre lu muy dox li nga xam ne mooy gazu russe bi nga xam ni dafa wëroon àdduna tey jii yëpp jafe-jafe yëpp ñëw répercuté ci population le panier ménagère est aujourd'hui tellement difficile de telle sorte que les gens vivent difficilement ils mangent pas à leur faim tey en tant que intellectuel nan nga ko jàngate ci wàllu actualité. bon métti na sérieusement métti na torop parce que am na ñi nga xamante ni avant problème bi di am sax amuñu woon daawuñu woon lekk comme il faut donc bu problème bi yokkoo yeneen famille ñoo ci yokku déjà donc métti na comme on dit bon xam naa ni état mi ngi ciy liggéey pour jéem a masquer certains trucs mais ñun ci société civile bi tamit comme que yàgg nañ ci liggéey donc day nekk une continuité rek c'est tout. Voilà Zeyna ma dellu soit ci club V bi. waaw dama ciy dellu soit xam naa daanu wax ni dama leen di sànni xeer. mais non même pas. voilà mais non juste pour dellu soit pour mu gën a leer ci ñenn ñi. alors yaa ngi may wax sànq ni yéen a ngi am lu ngeen di préparer loo xam ni peut-être que xëy na dans l'avenir daan ci teg bët mais est-ce que am na loo xam ni mën nga ko wax fii muy exclusivité ci ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci loo xam ni tënk ngeen ko yow yéen ak ki nga xam ni tey jii mooy seen marraine wala di Viviane loo xam ne tey jii suñ ci jëmee daanu xam ni lii kat vraiment c'est extraordinaire est-ce que mën ngeen ko jox tey. bon du ma ci débattre parce que lundi incha allah damay dem Dakar te dinaa gisante ak moom finaliser affaire yi buñ ko finaliser ba pare dinañ leen wax. te mënoo ko jox xeltu exclusivité bi nga jox ko xeltu. nañu muñ rek buñ ko finaliser dinaa ci delluwaat ak yow comme ça. ñu mu nekk sa exclusivité. Ouais. alors donc je pense bien que ni daan ko sawar trop di xaar ma dellu soit ci beneen poñ muy li jëm ci wàllu ndaw ñi xale tey Mauritanie seen yaakaar yëpp seen taxawaay yëpp mooy immigration. maanaam jénn réew mi koo wax mun la dama bëgg jénn alors que jénn boobu ñuy jénn tey jii parce que Europe dëgg la am na ay jamono neexoon na ñu demoon Europe dëgg daan fa dem di defee immigration neexoon na gis nañu tey jii immigration bi ñu ngi jéggi day te fi nga yaakaare ni foofu la gaañi di dee bi di bare lool ñu gis bateau lëmm boo xam ni des centaines de personnes ñooy suux ngir si teg sa bët foofu ngay yaakaare ni foofu dana jeex loolu tey jii mu yokku gis nañ fi problème mu Dubaï bi nga xam ni coow lii bare na lool indi na fi coow lu bare alors tey jii ban message ngay lancé jeunesse africaine en général lay wax ci li nga xam ne mooy migration bi nga xam ne tey jii mi ngi gën di jéggi dayoo gis nañ fi ay acte de yu métti ngay gis torture yu ñuy def xale yi di leen sonal di leen buntuxataal mais kii ñëw da ngay gis ko xam ne soo ko laajee dafay wax ne man dem naa 6 fois te su ma amaatee opportunité dinaa dem tale amoon démb tey ji Europe wala amoon ci yenn réew ndaxte amatu fa. métti na Europe moo gën a métti Afrique léegi boo xoolee ñi fa nekk li ñuy jooy mais message bi may lancé mooy que ni le fait nga dem 6 fois yooyu chaque fois da ngay teg xaalis boobu boo ko dajalee woon mun nga nekk entrepreneur mun nga dem bay ji c'est que africains yi dañoo war a dem dellu ci seen suuf si am na moo am. mais mbay bi moo ko yor. parce que demain après demain
ñii par exemple ñi di dem bu ñu dajale woon seen xaalis dem jël benn parcelle bay fa dina leen apporter lu bëri après dina yokk ñeneen ñi nga xamante ni dinañ liggéey main d'œuvre bi dina yokk. et puis li ma jaaxal léegi rek bi may ñëw damay am may discuter di waxtaan ak moom mu ni ma gis nga TikTok yi 1,4 million lay jar ma ni ko lan mu ni ma 1,4 million mais man li ma ci xaw a jaaxal mooy TikTok boobu da nga koy jël 1,4 million di ci liggéey mu lay rapporter lu bëri mais da nga ko fi bàyyi da ngay dajale xaalis boobu mu mat nga dajale ko bàyyi ko fa dugg ci gaal yi dem. non mais xam nga nu mu tëdd sax li ma la wax rek bu ñu nekkoon ay conscient dëgg dinañ dem yow parce que kuy dem ci gaal bi il faut nga teg xaalis boobu boo ko liggéeyee ci suuf si dina la jural lu ëpp loolu mais gars yi bëgg gaaw tekki rek ba te yow xamoo fi nga jëm ndax sa tekki fa la nekk yàkkamti yàqule mën nga fa yaa ngi yàkkamti ci loo xam ni soo demee sa bakkan fa lay des xamoo sax yow lan nga fay fekki donc man quand même sama message mooy que ni xaalis bi nga nar a def ci gaal yi nga def ko ci suuf si dina la jural li nga xamante ni di nga ci lekk yow en personne sa famille dinañ ci dund te di nga ci mën a jaay commercialiser nga am ci dara man je pense. mais lan ngay lancé ban message ngay lancé waajur yi nga xam ne aussi tamit que su seen doom tolloo ci tekki te tekkiwul amatuñu patience pour accompagner xale yi 1 2 rek ñu xas la 1 2 ñu dugal la ci ay da nga ñàkk jom da nga nii da nga naa amoo fulla amoo fayda te léegi waajur yi ku amul njariñ matérialiste ku amul njariñ bokkoo te alors que yàlla matalewul lépp. wallaay dëgg la bon waajur yi tamit xam nga waajur moom waajur rek la alors que waajur yi ñoo war a yokk njaboot gi jox leen confiance en soi parce que yow soo amee confiance ci sa bopp rek yow mun nga egg fu nga bëgg a egg mais déjà buñ la commencé dégrader noonu rek ay yow kii xoola sa morom bi ay mais wërsëg yi yamul donc yow tamit la personne bi nga xamante ni dañ lay wax yooyu essaye d'être fort nga xamante ni loolu c'est juste pour yokk la yow tamit jom nga dem nga liggéey bàyyi ay clandestin ak yooyu métti na de. métti na trop. ñu ñëw ci benn poñ xëy na sax foofu la ñuy jeexalee émission bi mooy sur l'éducation bi tey jii Zeyna catastrophique. trop le niveau est trop bas. tey jii des fois en tant que waajur sax da ngay tiit ci yow. voilà lan mooy sa xalaat ci loolu. formé waat enseignants yi rek parce que yow déjà ñii formé xale yi ñoom seen bopp seen jàng eggul fenn donc yow ko sooy jàngal nit alors que yow sa jàng eggul fenn donc déjà yow li ngay jàngal kii rek du dem fenn donc nañ formé waat gars yi rek enseignants yi professeurs yi et tout gën leen yokk ay bagages intellectuels te ñoom tamit nañ dem jàngi bu ñu xaar ñu nañuy toog di réviser di xool comme élèves yi comme ça seen bagage intellectuel gën a waajur yi tamit am ci cër waaw waajur yi tamit taxawaay boo xam ne war na ko taxaw ñoom tamit parce que c'est important xale yi alors Zeyna su ma la doon waroon laaj dara loo xam ni lu nekk sa xol la lu amoon loo bëggoon tontu la sama xel eggu fa ba ma laaj la ko lan lay doon nga war ko tontu. bon je pense que instant bi tu as posé nga question yi waroon yëpp donc di la sa jaajëfee rek. parce que déjà. léegi sa kàddu bu mujj ak lan ngay wax Mauritaniens yi nga xam ne tey jii ak même de la Mauritanie ñoo lay seetaan lan nga leen di wax. bon maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp ci seen temps bu ñu yàq di ñu seetaan peut-être que amoon nañ yeneen yitte yi nga xamante ni moo leen gënoon soxal mais ñu bàyyi lépp toog di ñu seetaan. ñu ngi leen si remercier bu baax di leen jaajëfee di nuyu waat famille bi di leen di remercier pour taxawaay bi ñu taxaw jàppale ma ci lépp lu ma jot a sóobu rek ñoom ñu ngi ci. dernière question Zeyna Vivi am na benn vide bu mag boo xam ne nekk na ci yow parce que xam naa sa diggante woon ak sa yaay. fi nga tolloon ak moom ak li mu représenté woon ci yow tey jii soo koy rappelé wu ci benn 30 secondes lan lay doon. laal nga ma nag
sérieusement sama yaay dafa nekkoon nit ku nga xamante ni ku bëggoon njaboot la mu jaraloon ko lu nekk yokk na ma man sama bopp bu ma taxawee tey moom moo tax te bëggoon naa mu fekkee lépp incha allah mais yàlla lu mu def dafay fekk loolu moo gën mais ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk yan na ko yërmande xaw ma sax mais yan na ko yàlla yërëm xare ko aljana yu gën a kawe incha allah te voilà bon. ainsi va yàlla noonu la ko bëggee yàlla na ko yàlla jégal te xaare ko aljana un grand merci Zeynabou Guissé entrepreneuse présidente club Vivi ci disponibilité bi ci taxawaay bi nga xam ni tamit que mi ngi koy taxaw nekk ndaw te déjà moom li muy taxaw rek wan na yoon bi xale yi yëpp defe naa ni war nañ ci gën a góorgóorlu di gërëm bu baax nag El Hadj Omar Sarr mi nga xam ni moom a solal tey jii nekk ba Dakar Grand Yoff moom a solal tey jii solin bu jekk bi di gërëm aussi également askanu Naameen ma famille préféré ci taxawaay bi ak li nga xam ni xew na semaine bi passé mu doon mbégte ak kontaante ci ñëpp di gërëm bu baax sama jarbaat Fatou Gomis depuis Dakar moom tamit que Zeynabou Fall di sama jarbaat Pape Nam policier moom tamit di ko gërëm Ngumba Sow di xaritam di ko gërëm bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox daje incha allah ci beneen plateau ndaxte xam naa ni temps bi xat na mu am na loo bëgg. waaw bëgg naa ci yokk tamit parce que club Vivi du Zeyna rek parce que équipe la te maa ngi leen di remercier di leen di jaajëfe ñoom ñëpp c'est ça très bien déjà loolu c'est clair alors di leen jox daje incha allah ci beneen émission xeltu yàlla na ci am ci biir mi yàlla muccal leen muccal digg na ci xewal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu